asalaamaaleykum sama mbokk Sénégal yi maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax a baax leen jégalu ci weeru koor gi nga xam ne moom lañ génn di baalu àq ñëpp Sénégalais yëpp yàlla na yàlla boole baal te itam lépp loo xam te ni ñaanoon nañ ko ci koor gi yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla nañu yàlla jégal suñu bakkaar te may ñu koy fekkee at yu bëree bëri di ñaanal ñëpp fàttewuma kenn. ñëwaat ci lu xew ci actualité sénégalaise muy mbirum Petro-Tim bi ak révélation bi nga xam te ni moom la BBC def. mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla sénégalais bu ne war naa seetaan documentaire bi mu nekk documentaire bu am solo boo xamante ni ndaw si ko def mi ngi tudd Mayeni Jones mooy noir boobu ngeen gis ci documentaire bi muy Mayeni Jones nekk benn xale bu jigéen boo xamante ni BBC lay liggéeyee dëkk ci Nigéria. damay def récapitulatif bu ndaw rek balaa may wax sama xalaat ndax sama xalaat rek lay wax mën naa juum mën naa def erreur mën naa wax loo xamante ni xëy na demewul noonu waaye sama xalaat kese lay def ndax c'est sujet la boo xamante ni du man maa def recherche bi du man maa def liggéey bi. am na ay journalistes yu nekk Angleterre ci BBC ñoom ñoo def liggéey bi ba jox ñu ay résultats yoo xam ne wax dëgg yàlla tey mën nañ ci sukkandiku ba ne y a un problème y a une affaire d'État. BBC li mu wax ci documentaire bi ma koy gàttal rek ñi nga xam ne dégguñu anglais ak ñi nga xam ne xëy na seetaan nañ ko waaye xamuñ ñoom demee. BBC dafa wax entreprise bi ñuy wax Petro-Tim ki koy moom mi ngi tudd Frank Timis ñu ngi ko jox ay contrat d'exploitation de gaz. En 2011 Petro-Tim ñu xamal nañu ne entreprise la boo xam te ne amul benn expérience ci mbirum exploitation gaz wala pétrole amul ci benn expérience waaye comme par hasard loo xam ne kenn mënu ko expliquer jox nañ ko contrat bi en 2011 li ci gën a am solo ci mbir mi te BBC wax ko mooy BBC nee na le 8 décembre 2011 contrat bi signé nañ ko ba pare. te bi ñuy signé contrat bi le 8 décembre 2011 entreprise bi di Petro-Tim existé wul sax lu doy waar nañu noonu de il a fallu 6 mois juróom benn weer après pour que entreprise bi mën a am waaye le 8 décembre 2011 bi nga xam ne signé nañ contrat bi entreprise bi di Petro-Tim existé wul xam nga loolu moom mosoo koo dégg nga signé contrat ak entreprise boo xam te ni amul sax existé wul loolu nekk lu garaaw loo xam ne BBC révélé na ko. BBC ci biir documentaire bi day laaj ay experts bu ngeen seetaanee am na experts yoo xam ne ay paa la yoo xam ne dañu leen laaj seen xalaat rek ñoom seen yoon neewul ci dossier bi waaye yàgg nañoo yëngu ci mbirum contrat affaire pétrole ñoo xam ne ay experts lañ en communication en journalisme en affaires ay def nañ étude d'affaires et cetera mu nekk ñoo xamante ni wax dëgg yàlla seen xam-xam ci loolu màcc na. kenn ki ñu njëkk a laaj li mu wax mooy doy na waar trop ñu jox entreprise bu mel ni Petro-Tim contrat bu demee noonu ci mbirum exploitation gaz wala pétrole te amu ci benn entreprise benn expert benn xam-xam te diñ koy jox contrat bi am na entreprise yoo xam ne ñoo ko gën a xarañ loolu ci mbir mi te ñoom kenn joxu leen ko nga xam ni kon am na problème. Petro-Tim amul benn expérience ci pétrole amul benn expérience ci gaz ñu jox ko contrat bi bàyyi fa entreprise yoo xam te ni ñoom seeni xam-xam ci mbirum gaz ak pétrole kenn du ko werante kooku mooy avis expert bi nga xam ne moom moo njëkk ko wax ci mbir mi. ñu continuer jàngal nañu ne 2012 bi Macky ñëwee jël nguur gi dafa ubbi enquête ne dañuy def enquête pour ñu leeral mbirum Petro-Tim bi Macky defee enquête bi ne dañoo war a leeral mbir mi mu continuer ne nañ continuer jox ki nga xam ne moom mooy Frank Timis contrat bi mu continuer gérer mbir mi ba tey nga xam ne y a un problème yaa ngi ubbi enquête. ne dañoo ne Petro-Tim dafa war a perdre contrat bi loolu Macky njëkk wax Petro-Tim dafa war a ñàkk contrat bi amul droit jël contrat bi waaye en même temps mu garder kii di Frank Timis ci gestion projet boobu nga xam ni kon amatul sens soit da ngay dàq Petro-Tim nga dàq Frank Timis ndax ñoom ñaar ñoo ànd wala nga maintenir Frank Timis te itam loolu mooy li gën a logique waaye defu ko Frank Timis jël kii di Aliou Sall di rakku Macky Sall employé ko pour mu liggéey ak moom waaye li ci am solo BBC jàngal nañu ne bi muy jël Aliou Sall daf ko teg ay conditions yu leer nañ ne ko mën naa laa jël nga représenter Petro-Tim ci Sénégal waaye nag à condition sa frère Macky Sall nga yëgal ko projet bi moom itam mu jox ñu li nga xam te ne moom mooy contrat bi pour ñun ñu gagner marché bi loolu mooy condition bi tant que ñun gañ sa frère Macky Sall joxuñu marché bi ñun duñ la reconnaître comme suñu représentant au Sénégal donc doo liggéey ak ñun montant bi nga xam ne moom lañu ko doon fay moom Aliou Sall mooy $250,000 par mois ci lu toll ci juróomi at chaque weer wuddee ak réew mu mel ni Sénégal ni mu méttee
chaque weer wu dee wu ne moom Aliou Sall mi ngi laal $250,000 mu nekk xaalis bu baree bari pendant juróomi weer loolu ko Petro-Tim doon fay loolu lañu BBC jàngal. BBC tekki ne Aliou Sall itam Petro-Tim jox ko ay action yi bi ñu ko xaymaa mi ngi toll ci $3 millions ci biir entreprise u Petro-Tim moom Aliou Sall amoon na ko ci. am na salaire $250,000 waaye am na $3 millions ci ay action ay parts yoo xam te ni amoon na ko ci biir entreprise bi ñu laajee beneen expert ci biir documentaire bi expert bi ne le fait que ñu fay Aliou Sall $250,000 te amul benn expérience ci mbirum pétrole loolu rek déjà doy na pour nga xam ni y a quelque chose qui est louche loolu mooy avis expert boobu. teg ci avocat Aliou Sall yi dañoo fen ndax ñoom dañ ne seen frère dañ ko jox poste bi parce que mérité na ko kii di frère Macky bi dañ ko jox poste bi parce que mérité na ko waaye amul benn moment boo xam ne dañ ko jox uniquement parce que moom mooy frère Macky Sall. loolu ay fen la te itam ñoom ñu avocat yi ñu ni Aliou Sall mësta waxtaan ak Macky Sall ci lu jëm ci Petro-Tim. waa BBC bi ñu defee seen investigation gis nañ ni effectivement Aliou Sall ak Macky Sall jot nañoo daje ba waxtaan ci mbirum Petro-Tim. li ci gën a graaw mooy Frank Timis moom bi mu ñëwee def ne dafa bëgg a jël marché bi pour def exploitation gaz wala pétrole waaye li ci gën a graaw mooy gis nañ ni moom amul lenn lu ko intéressé lu dul xaalis bi képp amul benn matériel pour mën a exploiter gaz amul ci benn xam-xam amul kenn ku mën a lëkkaloolu pour def liggéey boobu waaye bi mu ñëwee dafa fen ne moom dafa ñëw pour def exploitation gaz te itam loolu gis nañ ni ay fen yi neen la loolu tax ko woon a jóg xaalis bi kese moo ko intéressé woon léegi Frank Timis bi ñu jotee xaalisam ci mbir mi xam na ni moom amul moyen pour dem exploiter gaz bi léegi li mu def mooy lan mooy dafa dem ci entreprise boo xam te ni am na moyen am na xarañ ci mbir moom muy Cosmos nekk entreprise américaine waa Cosmos la dem gis leen ñu abal ko xaalis pour ñu mën a exploiter pétrole bi loolu itam am benn analyste boo xam te ni def na ci wax xalaatam mu ni Timis a agi comme un intermédiaire dans une chaîne de corruption maanaam moom finalement Frank Timis nekkutoon lu dul intermédiaire entre Sénégal état sénégalais bi ak Cosmos moom moo nekkoon seen diggante Cosmos ñoo ko jox xaalis pour mu wut ay gars yu koy exploiter pétrole bi moom mu am ay mbir yu muy def ak état Sénégal bi waaye moom en aucun cas du ki nga xam te ni moom moo war a mën indi experts yi pour ñu exploiter pétrole parce que moom amul benn compétence ci mbir moom. Cosmos pour exploiter gaz bi dañoo dem ci kii di BP British Petroleum nekk entreprise bu mag boo xam te ni Angleterre ñëpp xam nañ ko ci mbirum pétrole ñëpp xam nañ ko ci xarañam ci mbirum pétrole ak mbirum gaz. Cosmos américaine entreprise américaine bi ci ñooñu la dem biñ demee ci ñooñu en 2017 BP am na xaalis jënd les parts de marché yi nga xam te ni moom la British Petroleum moom la Frank Timis amoon moom lañ jënd ñoom jënd lépp loo xam ni Frank Timis amoon na ko ci ay parts ci projet bi rek ci contrat boobu ñoom ñu jënd ko te prix bi ñu ko jëndee mii mooy $250 millions xaalis bu baree bari Frank Timis affaire am baax na parce que fen na ne moom day exploité te exploité wul dara ñu jox ko xaalis mu dem gis British Petroleum Cosmos jox ko xaalis pour mu wut ay borom xam-xam yoo xam ne dinañ ñëw pour exploiter pétrole bi ba pare Cosmos ci boppam dem gis British Petroleum pour ñu jënd les parts de Frank Timis donc Frank Timis jot na ci laal $250 millions te itam yamu ci ndax wax na lu tudd royalties bu ma ko doon expliquer tey mooy li ñuy wax droit d'auteur maanaam Frank Timis pendant 40 ans dafa war a laal chaque année entre 9 et 12 milliards wax dëgg yàlla affaire am baax na déjà fenn na ne moom moo yor mbir mi pour mën a exploiter te gis nañu amul benn compétence ci mbir mi ñu signé ko contrat bi mu dem gis Cosmos jox ko xaalis pour mu wutee expert Cosmos itam dem ci British Petroleum ñëw ci Frank Timis jënd paaru Frank Timis yi à hauteur de $250 millions ba pare tegu ko ci ay royalties yoo xam ne ni pendant 40 ans Frank Timis war na laal chaque année entre 9 et 12 millions de dollars. British Petroleum tax ñoom ñu am problème mooy dañoo fen en disant que l'argent était entre de bonnes mains ñoom nee nañ bi ñu jox Frank Timis 250 millions yi ñoom jàpp nañu xaalis bi Frank Timis lañ ko jox te gis nañ ni Frank Timis en réalité 250 millions yi nga xam te ni moom lañ ko jox du woon xaalis boo xam ni daf koy def ci comptam dafa am ay entreprises yu muy liggéeyal
ci entreprise yooyu bokk na ci Agritrans bi nga xam te ni frère Macky Sall beek moom te yooyu ay société écran lañ leen tuddee dañu ne créé kese pour du fa dugal xaalis boo xam te ni xaalis bu bon la xaalis bu faux la te British Petroleum waa BP ñoom xamoon nañ ne xaalis bi ñuy jox Frank Timis foofu la jëm donc à partir de là ñoom ils sont complices ay complices lañ mën nañ leen jàpp ne kon ñoom ci deal bi ci lañ bokkoon. waaw après mu ni lan mu ni Timis utiliser Agritrans pour les 250 000 tout en disant que les $250 allaient vers le gouvernement du Sénégal maanaam Timis bi ñu koy jox bi Frank Timis di utiliser xaalis bi $250 000 yi pour du ko fay kii di frère Macky Sall Aliou Sall lu mu doon wax mooy $250 000 yi may envoyé de jëmul ci frère Macky Sall bi waaye ci gouvernement Sénégal la jëm parce que dañ ci fay ay taxes ay impôts ndekete yoo da doon nax gars yi xaalis bi jëmul ci gouvernement Sénégal dañ koy détourner yóbbu ko ci Aliou Sall mu nekk loo xamante ni lu garaaw la mu nekk loo xamante ni tey wax dëgg yàlla mu ngi lëmbee dëkk bi ñu gis ne kon Agritrans mooy entreprise ba nga xam ne moom la frère Macky Sall bi créé société écran la comme ni ñu koy waxee ci tubaab société écran mooy société yi nga xam dañu leen a créé di nax nit ñi naan dañuy yëngu ci ay pétrole dañuy yëngu ci ay ndox wala dañuy yëngu ci ay suukar wala ay jàppale xale yu ndaw yi wala yu demee noonu fekk dañu ko créé uniquement pour dugalee xaalis boo xam ne xaalis bu salté la suñu réew pour di ko jox ay ñeneen nit moom entreprise bi mu yor d'après li nga xam ne moom la ñu expliqué ci documentaire BBC bi toutes les preuves sont réunies pour ñu xam ne kon Agritrans bi Aliou Sall yoroon entreprise écran la woon boo xam te ni dañ ko créé uniquement pour que Frank Timis mën faa jaarale xaalis pour ko fay ki nga xam te ni moom mooy frère Macky Sall bi. donc documentaire bi seetaan naa ko ba mu jeex documentaire bu 28 minutes la wax dëgg yàlla mu am solo trop ànd ak dal documentaire bi leer nañ explication yi leer nañ donc li may wax ni xam naa ne Sénégalais yu bëri xam nañ ko bu yàgg. donc may def njàngat li ma ci njàngat mooy jàng bi ma njëkk a jàngat mooy y a un échec du journalisme au Sénégal journalisme Sénégal échoué na defoon naa benn article il y a quelques mois ma ni être journaliste au Sénégal c'est être une pute ou un chômeur dëgg la baat pute bi xaw na doy waar maa ngi ci jégalu waaye jamono bi Sénégal journaliste yi mënul ndulul sàmbay mayaan ñi koy def ñooy borom xaalis yi nga xam ne lañu gis télé yi ñuy wax du dugg fu ne waaye ñi nga xam te ne ñoo def liggéey bu sérieux daanaka bëreetuñ kenn déggatul leen te daanaka sax dañu leen indi ay problème yu rëy kon échoué nañ ñoom ñëpp tey nag boo seetaanee télé yi da ngay gis ñoom ñëpp ku ne yaa ngi wax waaye c'est pas normal tey ji ils ont leur minute de gloire ku ci nekk te yaa ngi coow yaa ngi wax waaye jàpp naa ne échoué nañ parce que liggéey bi BBC waroon a def ñoom ñoo ko waroon def depuis très longtemps mën a leeralal askan wi ci li nga xam ne moom moo am suñu réew waaye mosuñ ko def parce que en réalité ils ne sont pas capables de le faire yu ci bëri ñoom ci ay sàmbaay mayan lañ nekk di tàggaate di fen di wax loo xam dara du ci dëgg waaye bu desee lu dul def un travail d'investigation ñu koy def ñoom ñu néew la kon tey échoué nañ beneen échec bi mooy médias yi nga xam te ne ñoom ñoo jógee Europe mboole médias yi xam ne ñoo jàpp ne comme c'est des branches de l'État français médias yu mel ni RFI Jeune Afrique ak yeneen médias yi xam te ni xëy na ñoom yëgoon nañ mbir mi te mosuñ cee wax ndaxte am na ay médias yoo xam te nii bu France ñëwee bu Total ku ne xam na ko ci mbirum pétrole bu ñëwee Afrique di def ay njaaxum yu rëy ñoom ñëpp dañ koy couvrir duñ nangoo wax dara parce que Total c'est une entreprise française Total am na ay njaaxum yu bëri muy def Afrique doo dégg mukk Jeune Afrique wax ci doo dégg mukk RFI wax ci doo dégg mukk France 24 wax ci parce que dañ koy couvrir parce que entreprise française la te ñi tam ñooñu man jàpp naa ni dossier bii BBC def man li ma wóor ba wóor amoon nañ ci information parce que c'est des entreprises et médias yoo xam te ni ils sont très bien informés sur la politique et l'économie sénégalaise. Jeune Afrique moom du ma sax dugg ci ay détails parce que ñoom dañ maa porté woon dañ maa bëggoon a porter plainte 2016 ndax damaa defoon article ci ñoom dal leen dal bu doy waar ndax dama leen xam bu baax def naa fa de woon nañ ma entretien pour stage en 2012 ma dem ñu proposé ma stage 1 mois ma leen bëgguma 1 mois dem gerte dem sama yoon. tekk itam dama leen yàgg a lire depuis les années 2000 ba ma nekkee université Saint-Louis 2006 2007 2008 ba 2009 amul benn numéro Jeune Afrique boo xam ne génn ko ci liiruma ko ma gis ne nekkut ñu ci journaliste ci ay propagande lañ nekk da nga leen di fay xaalis rek ñu defal la li nga bëgg ma def ci article bu métti il y a 2 ans daal seen kaw ñu lire article bi envoyé ma message ne ma da nga koy supprimer ci site bi wala ñu porter la plainte kon ko man awma avocat awma dara benn waxambaane laa boo xam ni sama xaalis barul yoruma tus ma supprimer article bi waaye la ma ca wax ñu ci bëri lire nañ ko te xam nañu dëgg laa wax donc xam naa ne bu dee ñoom la ñuy xaar pour lii am lii feeñ donc dana yéex a feeñ trop liñ ci jàngaat ci échec média francophone yooyu nga xam ne ñoo nekk Afrique muy ay RFI ay France 24
ay Jeune Afrique ñu bëri di leen lire te amuñ benn njariñ amuluñ askan yu benn njariñ liñ ci jàngaat mooy nga gis liberté indépendance ak liberté d'expression yi nga xam ne moom la BBC am parce que BBC bu ko neexoon mu ni British Petroleum waa BP ñi nga xam te ne ñoom ñoo jëndoon les parts de Timis bu ko neexoon mu ni c'est une entreprise anglaise c'est une entreprise britannique donc sama réew la jóge dama koy jéem a suturaal waaye déedéet dañoo daal ci kawam def ay révélation yoo xam te ni bu fekkoon Total moo ko def doo mës a dégg France 24 wax ko doo mës a dégg Le Monde wax ko doo mës a dégg Jeune Afrique wax ko doo mës a dégg France 24 wax ko waaye BBC ñoom am nañ liberté boo xam te ni permettre leen ñu mën a dal ay entreprises yoo xam ne seen réew lañ jógee yàq leen lu mel ni xeme sulli seen i mbóot ba pare continuer waat def seen liggéey kon nga gis ne y a une différence énorme entre la presse anglophone et la presse francophone surtout presse bi nga xam ne ni dañoo nekk Afrique nag di gis ni français yi noté Afrique waaye duñ ko mës a wax bi ma ci jàngaat mooy les sociétés écran en Afrique wax naa léegi ne bu fekkee lii waa BBC wax ci Agritrans bu frère Macky Sall bi dëgg la kon jàpp naa ne c'est une société écran mooy lan société boo xam ne dañ koy créer Afrique bëri na Afrique trop de bëri na fa trop dañ leen di créer ne société bii de li ko tax a jóg mooy jàppale xale yi ndaw yi nga xam ne dañoo am handicap wala société bi de li ko tax a jóg mooy yóbbul ci village yi ay ndox moo xam ne ndox mu sell la wala société bi de li ko tax a jóg mooy ay mbirum gerte wala ndox wala suuf wala yu demee noonu fekk dañ koy naxee nit ñi ay société la ñoo xam dañu leen créé uniquement pour di fa jaarale xaalis boo xam te ni dara lewu ca bu fekkee lii waa BBC wax dëgg la te man gëm naa ne BBC c'est un média boo xam ne c'est un média crédible du ma wax ne lépp lu ñu wax dëgg la waaye dama ko yàgg seetaan ils sont très crédibles BBC jàpp naa ne tey war nañoo mën a def investigation xoolaat entreprise yi nekk Sénégal yëpp ni ñuy fonctionner xool ñan ñoo fay entreprise yu sérieuse ak ñan ñoo fay entreprise yi nga xam ne ay société écran lañ dañu leen créé uniquement pour def yu mel nii loolu mooy li nga xam ne moom laay ñaax ay autorités Sénégal bu dee réew la moo xam ne réew mu am réew la moo xam ne am nañ jàpp nañ ni war nañoo mën a def liggéey bu rafet ci côté boobu jàpp naa ne war nañoo mën a leeralal Sénégal yi entreprise ya fa nekk yëpp naka la ñuy doxee parce que xam naa Afrique laisser-aller ba fa nekk laxisme ba fa nekk te xam naa ni Agritrans bi am na yeneen entreprise yu bëree bëri yoo xamante ni dañuy fonctionner comme moom bi ma ci tegaat mooy Frank Timis kan mooy Frank Timis Frank Timis danaa wax ay quelques révélations yoo xam ne defoon na ko ci ay njaaxum ngeen xam ne kii nit la koo xamante ni du nit ku baax donc ba tax ne lépp lu mu dugg rek war nañ ci def attention bu baax a baax a baax 2005 Frank Timis dafa créé benn entreprise bu ñuy wax Regal Petroleum boobu mi ngi ko créé woon ci Roumanie dañ ko porter plainte def ko une organisation criminelle ndax dañoo gisoon ne dafa créé Regal Petroleum di wax ne moom ci mbirum pétrole lay yëngatu ndekay bi ñu xoolee dañoo gis ne moom ci mbirum drogue ci lay yëngatu moom Petrotim moom Frank Timis loolu c'était en 2005 2010 bourse australienne interdire ñaari entreprise yu Petrotim yu Frank Timis benn mi ngi tudd Global Iron bi ci des mi ngi tudd International Petroleum ñu interdire leen ci foofu ci Australie parce que dañoo gisoon ne da ko doon utiliser di ci def ay mbir yoo xam te ni dara leeru ci loolu 2010 la 2018 ñu gis ne Burkina Faso dafa mettre fin benn contrat boo xam te ni Petrotim amoon na ko fa Timis amoon na ko fa ci affaire manganèse ñu gis ne contrat boo xam te ni ka ko joxoon mooy Blaise Compaoré nekk président Burkina Faso boo xam ne léegi dañ koo dàq dem na dictateur la woon il était totalement corrompu nga gis ne kon Frank Timis ay gouvernement yu corrompu rek lay seqal te contrat boobu ñu ko joxoon pétrole ñu ko joxoon Burkina Faso ñu ngi ko joxoon en 2012 Burkina Faso dem ba gis ne contrat la boo xam te ni ay fen da cee nekk ak yoo xam te ni leerut ba ñu mujj retirer contrat boobu ci ay loxoom. kii di Frank Timis itam ci Angleterre am na ay problème mu impôt ndax gis nañ ni daaw xaw ma ren xaw ma daawaati jéeg am na benn enquête boo xam ne def nañ ko gis ne il n'a payé que 30,20 livres maanaam lim fay ci impôt bu ñu ko doon xayma matul sax 50 000 francs te ci koo xam te ne ay milliards nga yor ñu gis ne kon day def évasion fiscale kon gis ngeen ni c'est un personnage boo xam ne wax dëgg yàlla jarta xam te itam lépp lu mu dugg rek boo xoolee ba ci biir ay lu mbiru lëndëm la ay mbir yu doy waar la ay mbir yu yéeme la donc li ma gis sama xel li ma jox mooy bu fekkee réew la moo xam te ne am nañ justice buy fonctionner tey ji kii di Macky Sall ak frère dañoo war leen def li ñu tuddee États-Unis subpoena mooy lan mooy ñu comparaître devant le parlement sénégalais bi pendant des heures et des heures et des heures ñu jël ko en direct Sénégal yëpp leen déglu ñu leen di laaj ñuy wax di wax ba lépp leer
comme ni ñu ko defee actuellement nii aux États-Unis am na ay autorités jege Trump yoo xam ne dañ leen di commencé leen entendre devant le Congrès ci mbirum interférence nga xam ne mën nañu wax ne am na entre Russie ak Trump ci élection yi donte sax man gëm naa ni witch hunt la moo li ñuy wax ne chasse aux sorcières la du ci dëgg dañuy fen pour yàqal Trump waaye au moins am nañ congrès boo xam te ni y a deux camps mooy le Sénat et la Chambre des représentants te dañuy def seen liggéey ci côté boobu ba ci jamono bi ñu ngi wax ne kii di jarbaatu Trump bi di Jared Kushner dañ ko war a woo itam mu toog américain yépp jël ko en direct ñu koy laaj ci mbir moomu nu mu demee loolu mooy démocratie kii tamit di frère Macky Sall bi ak Macky Sall waroon nañoo toog jàkkaarloog askan wi leeral leen ndax lien yooyu nga xam ne moom la ñuy wax ñu amoon nañ ko ak Frank Timis dëgg wala dëgg bu dee am nañ une démocratie qui fonctionne noonu la war a demee comme ni mu demee fii ci France bi affaire Benalla bi commencé dañoo def commission d'enquête déglu Benalla laaj ko passeport yi mu amoon fan la ko jëlee ak kan ma ko jox ba lu bëri leer ci ba ñu gis ne ay fen yu baree bari amoon nañ ci gis ne am nañu jegoon Macron ñu baree bari yoo xam te ni defuñu woon seen liggéey te loolu dans une démocratie mën na war nañ ko mën a am Sénégal li ma ci gën a métti rek mooy Macky Sall xam naa ne ñàkkutoon ne amoon na information ne lii waroon naa mën a am moo tax mu doon rayante pour changer constitution bi pour que premier ministre tëb te premier ministre bu tëbee day yóbbaale li nga xam ne mu tuddee la motion de censure nga xam ne moo doon permettre parlement sénégalais bi mën koo destituer mën koo daaneel. gis ngeen ni kon coup la boo xam te ne moom gisoon na ne mi ngi ñëw mu def un forcing daaneel premier ministre bi. waaye daanaka premier ministre taxu ko woon a jóg li ko taxoon a jóg mooy daaneel la motion de censure nga xam ni lu situation bi compliqué motion de censure mëntu la am kenn mëntu koo daaneel man jàpp naa ne gisoon na ne lii waroon naa mën a am te itam loolu moo tax xëy na mu doon yàkkamti pour def un changement de une révision de la constitution. crise bi ñu nekk nii c'est une crise extrêmement aiguë extrêmement sévère boo xam ne dans une démocratie mënuñ ko accepter parce que lii nii lu doy war loo xam te nii bu fekkoon am na France. wala Amérique wala ci réew yi nga xam te ni dañoo am démocratie boo xam ne xaw na avancé tuuti tey jii président de la République duñ ko bàyyi muy toog di tëdd ko nelaw noonu dañ ñëw directement devant le peuple expliqué wu. Frank Timis intermédiaire la woon ci benn entreprise boo xam te ni c'est une entreprise boo xam ne c'est fictif moom ci boppam moo ne day créer entreprise pour exploiter pétrole te gis nañ ni en réalité exploité wul sax pétrole jegewul sax fi ñu exploiter gaz te itam yorul sax les moyens pour le faire. ñu gis na itam ne contrat bi ñu ko signé en 2011 le 8 décembre 2011 signé nañ ko te entreprise bi ñu naan Petrotim existé wul lu gën a garaaw loolu amul waaye ñu gis tamit ne da doon utiliser benn fonds benn société écran bu ñu wax Agri Trans nga xam ne frère Macky Sall moo ko moom di fa yóbbu $250,000 tous les mois di ko jox frère Macky Sall te bu koy yóbbu day wax naan da koy fay impôt gouvernement Sénégal ñu gis ne en réalité du woon gouvernement Sénégal ba fa la xaalis bi jëm mooy xaalis bi ngi doon jëm ci entreprise bi nga xam te ne moom moo tudd Agritrans frère Macky Sall bi doon ko gérer ñu gis tamit ne frère Macky Sall bi avocat yi nee nañ mësta waxtaan ak Macky Sall ci li jëm ci Petrotim te itam BBC bi ñu defee seen enquête gis nañ ni effectivement Aliou Sall ak Macky Sall waxtaan nañ ci mbirum Petrotim kon ñu ngi dans une crise d'état boo xam te ni amul ko gën a graaw te itam jàpp naa ni doon na gën a li tax mu gën a yéeme sax mooy période bi mu toppee di période dialogue national Macky Sall doful de li tax mu créé dialogue national bi xam naa ni xamoon na ni lii day ñëw waaye nag dialogue national bi moom li ci yàlla suñu borom def leer na mooy wan nañu ne parce que defoon naa benn vidéo ma ne Sénégal benn opposant moo fa nekk muy Ousmane Sonko te tey yàlla suñu borom confirmé na ko ña demoon ànd Macky Sall yépp tey danañu rus de parce que bu ñu xoolee li xew danañ ne ñun de bu ñu sañoon duñu dem ci dialogue national bi ndax tey lii am tey wax dëgg yàlla garaaw na garaaw boo xam ne tey nii bu ñu sañoon tey duñ ci bokk waaye ki nga xam ne moom mooy Sonko moom yàlla suñu borom suturaal na ko ba demul waaye yàlla suñu borom suturaal na ko itam ba période bi nga xam ne ci la choisir ne du dem itam ci période boobu ci la yàlla suñu borom defee lii gën tey kon Sonko c'est le seul gagnant et c'est le seul candidat qui incarne l'opposition sénégalaise te révélation yi gars yi def ni yépp defoon na ko depuis des années waaye mosuñ ko déglu am na benn waay bu tudd Diagne xaw ma nan ma jaxase Diagne xaw ma nan journaliste boobu nag du ma sax tudd turam parce que ça ne m'intéresse pas gis nañu campagne électorale bi yépp mi ngi doon xool naka lay daanelee Sonko gis nañu aussi ñi gën a jege Macky Sall am waa ji sant Seck nekkoon Jeune Afrique ak yeneen ak ñeneen ils n'ont jamais fait le boulot parce qu'en réalité ils sont incapables de le faire Sonko def na révélation depuis très longtemps ñu koy diaboliser di ko ñàkkal fayda BBC def ko coow yi ni ku ne commencé di layame comme ni ko Gala war doon waxee ci théâtre bi gis nañu tey on est dans une société en face d'un régime politique boo xam te ni wax dëgg yàlla qui a montré ses limites te jàpp naa ni tey jii moment la bu propice pour Macky Sall ak frère mën a expliquer wu devant le Parlement devant le peuple sénégalais parce que xaalis ba ñu am tey ci Petrotim boobu
du seen xaalis réew mi la. li ma ciy ñaaxaar itam mooy africains yi itam gën a gëmaat seen bopp tuuti parce que toujours dañuy am benn entreprise boo xam ne day commencé indi xaalis ci mbirum pétrole yooyu waaye toujours dañuy jël contrat yi jox ko ay tubaab yoo xam te ni gëmuñ Afrique gëmuñ Sénégal seen yoon nekkul ci avenir du Sénégal fen bi Petrotim waa ji fen créé entreprise boo xam ne fictif la daanaka sax mënuñu wax ne existé wul lekk xaalisam ba pare dem wut ay intermédiaires yooyu wut ay gars yoo xam ne ñoo koy créé ñoo koy defal liggéey bi dëgg naxaate la boo xam te ni Afrique rek la mën a am. donc nañu bàyyi suñu xaalis bi ñuy passeree jéem a liggéey ngir askan wi te xam ne xaalis bi suñu réew ñoo ko moom te war nañu fi mën a jaar mën a tekki comme ñëpp ba fu ñu dem ñu respecté Sénégalais lii nag crise gën ko garaaw ci am réew journaliste Sénégal échoué nañ tey parce que ñoom ñëpp ils auraient pu faire le travail depuis longtemps ils ne l'ont jamais fait parce que en réalité mënuñ ko def parce qu'ils sont incompétents il faut benn entreprise bu nekk ci Europe ñëw dugg ci réew mi pour xam li xew ñoom ñu tëdd di nelaw naan dugg na fii génn na fi. deuxième mooy société écran yi war nañ cee mën a jógaat xam ñan ñooy société écran yi nekk Sénégal ñu neutraliser leen parce que xaalis bu bon bii dugg Sénégal yépp ñoom lay jaar. bi ci des mooy Franck Timis itam nit la ko xam ne c'est un personnage boo xam te ni jàpp naa ni képp ku muy seqal mbir rek doo ko baax képp koo xam ne mi ngi seq yow mbir rek jàpp naa ne bu ñu xoolee ba ca biir doo ko baax te cité naa leen ay mbir yoo xam ne def na ko. 2005 Roumanie dañ ko jiñ ne activité criminelle la fa doon def affaire drogue. 2010 ñu gis ne Australie dañoo interdit entreprise am 2018 ñu gis ne Burkina Faso dañoo nangu li nga xam te ne moom mooy contrat bi nga xam ne moom la signé woon ak Blaise Compaoré te itam jamono bi Angleterre ñu ngi ko fay jiñ ne fayut impôt day daw impôt maanaam def évasion fiscale ngeen xam ne kon vraiment lu doy war la sama liggéey rek laay def waa defuma ci benn intervention bu extraordinaire parce que li may wax ne yëpp xëy na Sénégalais yi xam nañ ko waaye man tey contacté naa kii di Mayani Jones mooy xale bu jigéen boo xam moom moo def interview bi ci moom moo def documentaire bi xaw ma ko dama gis compte Twitter am ma envoyé ko message ne ko dama bëggoon ñu jokkoo man ak yow parce que am na laaj yoo xam ne war naa ko laaj envoyé naa ko message bi xaw ma ndax dina ma tontam déet waaye lépp lu ci mën a am rek bu soobee yàlla dinaa ñëw fii toog ak yéen waxtaan ci ak yéen ndaxte lii am tey c'est un scandale d'état boo xam te ni dëgg-dëgg lu garaaw la te itam bu fekkee Sénégal démocratie la war nañoo mën a mettre la lumière sur cette affaire leeralal mbirum yépp ndax Petrotim ak yu demee noonu yépp pétrole ba ñuy jël ak gaz ba ñuy jël moomuñ ko réew mee ko moom Sénégal ko moom te duñ nangu ay nit ñëw jóge ci àll ba fen seen fen yu leer nañ ñu jox leen xaalis bu bëri jox leen ay royalties ñu nekk ñoo xam te ni ëllëg bu Sénégal doon tax wala bu Sénégal nekkoon ci guerre civile ñoom seen yoon ñu nekk dina nekk loo xam ne wax dëgg yàlla lu doy war la donc lépp lu ci am ci loo xam ne am naa ko ci information rek incha allah daa ñëw bokk ak yéen di naqarlu mbir mi bu baax a baax wax dëgg yàlla c'est un scandale d'état boo xam te ni tey ji ñun ñëpp war nañ cee mën a jàngat lu bari xam ne dialogue national bi ça n'a plus de sens ña fa demoon ñëpp itam war nañoo defaat marche arrière jéem a xam ne nag dëgg-dëgg ki ñuy dialogueel ki ñuy waxtaanal wax dëgg yàlla nit la ko xam te ni di Macky Sall li mu def kenn mënut continuer waat dialogue ak moom. kon Sonko jërëjëf bi nga defee sa liggéey bi nga defee sa révélation yi depuis des années jërëjëf itam bi nga refusé tendre la main à Macky Sall pour son dialogue national waaye itam wax dëgg yàlla suñu borom suturaal na la ba tey la nga doon wax ñëpp teg nañ seen bët nga nekk ko xam ne wax dëgg yàlla ma day ñaanal yàlla na yàlla jàppale di ñaanal Sénégal yépp itam wax dëgg yàlla yi Sénégal yépp ay kontaan itam parce que gis naa ni Sénégal yaa ngi commencé yeewu Afrique Sénégalais yi vraiment ñu ngi commencé yeewu parce que scandale yi am na temps kenn daanu ko dégg bu demee ba tey ñu koy coow ñëpp di ko wax bay journalistes yu bare am fit ak ay hommes politiques am fit di génn di wax carrément di dénoncer ça veut dire qu'il y a un réveil des consciences boo xam te ni wax dëgg yàlla man mi ngi commencé dal sama xel ni ñaan yàlla suñu borom suturaal ñu ba loolu mën a avancer bu baax a baax maa ngi leen sant leen gërëm bu baax lépp lu ci lëndëm ci sama wax rek ngeen jégal moo ko xam ne sama matadi la lépp lu ci leer itam maa koy sant yàlla suñu borom bu baax a baax contacté naa ndaw si ci Twitter bi parce que awma email am envoyé naa ko message yaakaaroon sax dama tontu ma xam naa ne ak jamono bii nii fi mu tombil xam naa dina jot ay message yu bëri waaye nag damay def li ma mën rek lépp lu ma ci am itam comme information dinaa ñëw taataan ko fii ak yéen bokk ak yéen di leen sant la gërëm bu baax a baax ci suivre bi may suivre ak ñi nga xam ne ñoo may envoyé message yëpp itam di ma encouragé liggéey bi may def yéen la ma duma ci dara wax dëgg yàlla yéen la donc maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax di ci jégalu sama vidéo bi ma def keroog itam ci affaire esclavage gis ngeen ni vidéo bu am solo la français yu bëri ñu may envoyé message di ma remercier ci liggéey boobu ngeen gis ne itam vidéo la boo xam te ni dafa disparaître nekkatu fi lan moo tax mu disparaître mooy que ni bi may commencé vidéo bi dama wane benn vidéo bu ndaw boo xam ne émission la ma doon wan ñi nga xam ñoom ñooy seetaan vidéo bi la ca Christine Angot wax muy journaliste française boo xam ne ni wax ay mbir ci affaire esclavage bi waa chaîne de télévision boobu nekk ci France nekk France TV ñoom ñu gis sama vidéo bi ne am ma droit utiliser seen vidéo ci sama vidéo te loolu wax dëgg yàlla ñoom am nañ ci droit
donc ñu daal di bloqué vidéo boobu. donc moo tax vidéo la boo xam te ne ñu bëri tey ñu ngi may envoyé message di ma wax ne ñoom dañoo bëgg seetaan vidéo bi waaye man leen wax dëgg yàlla mënuma ci dara parce que YouTube moo ko bloqué. maa ngi ci jégalu bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen jox dox daje fekk jëmmi jamono yàlla na yàlla def Sénégal jàmm defal ko Sénégal yépp defal ko catholique yi musulman yi ñi nga xam ne gëmuñu dara itam maa ngi leen ñaanal di ñaanal suñu kilifa diine yi bu baax a baax a baax di ñaan yàlla isam mu jox ñu li nga xam te moom lañ bëgg mooy ay njiit yoo xam danañ gëm réew mi danañ gëm itam suñu avenir xam ne sénégalais yi sonn nañ xam ne sénégalais yi war nañoo mën a am ay nguur njiit yoo xam danañ leen mën a toppatoo bu baax a baax ba léegi itam incha allah ñoom loo xam ne danañ ko mën a am suñu réew ba xëy na sax dootuñu soxla ci di génn ñu dem fenn waaw tubaab bi dañuy daal saa su ne da ngeen a mën a passer seen xaalis du ngeen nangoo liggéey da ngeen a tayal te quelque part wax non pas tort wax nañ dëgg wax nañ dëgg parce que ñun li ñuy rey ñaar la mooy nasaraan si jógee ci àll bi ñëw di jël suñu xaalis di ko passer waaye itam suñu dirigeant yi nga xam ne ñooy def lu mel nii ndax tey bu Frank Timis amee fit ñëw Sénégal c'est parce que xam na ne bu ñëwee gars yi jox ko pétrole bi ndax li mu def Sénégal ñemoo ko def États-Unis ñemoo ko def France ñemoo ko def beneen réew donc bu ko ñemee def Sénégal rek am na lu tax kon il faut yàlla suñu borom jox ñu ñaan yàlla mu jox ñu ay njiit yoo xam ne wax dëgg yàlla danañu am fit am fulla am fayda mën a bañ te itam li nga xam ne askan wi moo ko moom ñu xam ne askan wi moo ko moom ñu bokk ak askan wi ba sénégalais yu bëri mën cee gis seen bopp kon yàlla nañu yàlla suturaal bu baax yokkuñu jaam ak salaam maa ngi leen sant leen gërëm bu baax leen jox dox daje feeg jëme jamono jërë ngeen jëf